waaleykum salaam Hadj Babacar maa ngi lay ziar naka noonu ñëpp ñuy déglu rajo RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak grève transporteurs yi audience ba woon seen digg ak ministre des transports Mansour Faye jurul lu bari terewul dinañu wéyal waxtaan yi ñoom yenn ci membre yu union routier yi Sénégal yenn ci tegoon loxo nag ba tey ñu ngi ci garda wi ca Tëngéej moom ñii di chauffeurs yi camion yi ak apprenti ya lii di grève bi am na njeexite yu mitti ci ñoom liggéeykat yu poste ba tey seen mer giifagul bi yoon sax lañu bëgg mooy am ndaje seen digg ak njiitu réew mi président Sall ngir yeggee ko ñu ne jafe-jafe yi seen kër gi di poste moo warloon sax seen manifestation di sàkku fanweeri milliards yu état bi warloo ak kër gi police daal di leen di mujj fitnaal daal di leen coono ci boobu manifestation ñu ne ci coono ñeneen yenn gox ci kaw gi ci Sénégal fu ci mel ni waa Dinguiraye diwaanu Kolda juróom-ñaar fukk ak juróom ci village di dëkk-dëkkaan nga fa ci boobu commune waaye du courant ñu ne du yoon yu baax ca ñoom ci technique bi Abdoulaye Diop. jërë ngeen jëf ci ànd beeg rajo Futur Média RFM ñu ngi ci Ndakaaru ci Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu tàmbale xibaar yeeg lu ñeel liggéeykat yi ci poste bu Sénégal dañ doon manifester ay bés bi xam ngeen ndax fanweeri milliards yu tegal juróom yu leen nguur gu Sénégal ameel seen kër googee ñu gis ne bu ko fayoon xëy na sax ak suqali am ci kër ga waraloon seen ak manifester talaata junu génn police daal di dal bu baax seen kaw coalition bi nag ñaawlu ko ba fa ñaawlu yam bi yoon lu bëgg mooy am ndaje seen digg ak njiitu réew mi président Macky Sall ngir ñu ne waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ni yu bari ci ay kër ci wàllu privé gi ñu ngi ko nekkee kenn ci googu coalition Birima Diallo ñu teewlu ko ak Salif Sow. def nañu consultation ba xam ni pare nañu chargé nañu président Diourou mu adressé courrier président de la République mu recevoir centrale syndicale yi pour que ñu wax ci loolu situation boobu situation wu poste bi wante aussi ñu laawaale ci yeneen situation yoo xam ni tey ji dab na secteur yu bari yoo xam ni tey ji ñu ngi menacé fermé dàq seen i liggéeykat comme mën naa la wax hôtellerie réew bu ñu demee ba toll fi nga xam ni suñu relation professionnelle ak dialogue social am na benn niveau de performance boo xam ni soxlaatul di sànni ay grenades lacrymogènes di sànni ay père de famille ay responsable ay travailleurs responsables di ñaxtu simplement parce que seen boîte seen entreprise dafa nekk en situation boo xam ne bu ñu ci taxawul lay raam ca ñag ba la jëm avec une ardoise de 35 milliards ñu yore leen ko depuis 2017 ak léegi état moo ko yore ci affaire bourse sécurité familiale yi ñoom ñoo ko jël en charge di fay état war leen rembourser sans compter maintenant li ñuy wax la compensation sur le service public boobu ba léegi ñu ne entreprise bi dañ koy restructurer waaw d'accord nañu mais bu ñuy restructurer dañu ubbi waxtaan yaatal waxtaan bi ba travailleurs yi am ci baat mën ci wax seen i xalaat def nañ seen i mémorandum war ko mën a déposer pour que ñu mën a toog waxtaan ci loolu rek la mais waruñu dem di sànnante ay grenades lacrymogènes di ci gaañ ay pères de famille ay travailleurs qui sont responsables am patriotisme au même titre que le préfet ou le gouverneur ou le ministre donc yooyu daal ñun ñu ngi koy déplorer suñu état de relation professionnelle weesu na foofu Sénégal tey ji ñuy sànnante ay grenades. Birima Diallo ci turu waa poste grève beneen bu transporteurs yi bi la yoon am na ca nag ñu bokk ci union des routiers bu Sénégal ay fan gi ñu ngi ci garda wi loolee la góor xuma njiital boobu syndicat xamal ci téléphone bi que Salif Sow chauffeur yi gros porteurs yi ñoom ñu fàttali ni grève bi ay fan li ko waral di ak ci ngili ñu ne guñ leen si ngili ci yoon wi ak wàllu pesage à l'essieu ak yeneen daje nañ sax bu yàggul ak ministre des transports ak infrastructure Mansour Faye jurul lu bari waaye dañuy wéyal waxtaan yi fileeg boobu nag lu jëm ci wàllug grève bi ña ci faree ca Tëngéej ci ne ay camionneur ak ay apprenti bu nu sañoon mu jeex ndax njeexite yi nga xamante ni am na ko ak coono bu mu leen jural jamono yi Abdou Diouf Diagne. Sococim camion yu bëri gaare ci biir parking bi grève bi nga xam ne transporteurs yi dañu koy amal moo ko waral grève boobu commencé sax di am jeexantal ci apprenti yi ñu bëri ci ñoom tey ji dañuy am jafe-jafe ngir am lu ñu lekk sëfoor si leen daan jox ration jamono ji seen gafaka dafa rës bu ñu sukkandikoo ci Sidi di ab apprenti. ni ñoo xam ne amuñu ration seen sëfoor joxuñu leen ration am na ñoo xam ne ci ciment lañ yaakaar métti na trop waaw maa ngi gis ñuy leb ñuy ñaanaatu ñu fi dëkk ñu waa foog ñibbi seen dëkk grève bi arrêté wul dem na amatuñu lu ñu lekk tamit loolu dafa metti sañoon nag Macky jàppale ñu si loolu sonn nañ trop waaye sonn nañ trop. bu dul woon dimbal gi nga xam ne yenn apprenti yi moom la ñu saxoo lambaay dina gën a ñaaw bu ñu sukkandikoo ci naataangoom gi nga xam ne dafay nëbbu turam. fii apprenti am ñoo xam ñoom ñoo jàppalante seen biir bu kenn jeexalee sa morom apprenti nga gis même café sax gars yi ñoo leen koy paye fii nii grève bi dafa metti gis nga ko nii kay gars yi yëpp ngi nii di toog nii dong la ñuy def toog depuis kañ depuis jeudi ba léegi vendredi ñu ngi taxaw te xam nga vendredi sa patron bu la fi joxee 5000 chaque jour 1500 3 jours la day jeex bu jeexee gars yi koo wax danaa la li ma jàpp moo ma jàpp ngay lijjanti di kolo gisoo nii
yëpp gars yi loolu la demee fii moom noonu la fa moom wax dëgg yàlla métti na moom barke Sëñ Tuubaa foo ko natt wees na ko. ak jafe-jafe yooyu yëpp nga xam ne tey ji apprenti yi ñu ngi jànkonte ak moom ñoom ñi ñuy sàkku ci état bi ak syndicaliste yi ñu daal di toog waxtaan wut saafara ci jafe-jafe bii. dafa metti dina état wax ñu liggéey état rek la ñuy dégluñu syndicat dégluñu kenn état dongu waaw signé tamponné kase loolu la ñuy wër mais ay wax ni moom taxuñoo pare moom. ngir naka bañ ay yàq mbaa laalante daal di ciy am ay auto police naka la ñu gaare ci buntu usine bi nga xam ne dafay defar ciment ay nit tamit daal dina leen di teg loxo. RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. jërëjëf Abdou ñu del si Ndakaaru université Cheikh Anta Diop ca faculté de médecine étudiant ya fa seen amical danoo lànk duggaat ca amphithéâtre ya lu may ñu ne kilifay Sénégal danoo daal di rawale bitim réew faj yi kenn ci seeni camarade am jàngoro juñ naan aplasie médullaire ci it daal di ko gàllankoor lool moo waral amical bi doxalee ni kon lànk nañu dellu ci amphithéâtre ya seen président Mohamed Kébé ñu teewlu ko Salif Sow. ñun fac médecine dafa am benn événement bu malheureux boo xamante ni moo dal suñ kaw mooy maanaam kenn si ñi nga xamante ni dañuy jàngandoor ak ñun feebar ñu war ko yóbbu France mu faju ndax li ko dal mënuñ ko faj fii si suñu réew coût traitement bi maanaam li mu war a fajoo ci ay koppar xaw a takku mu nekk ci 200 millions ak juróom-ñett fukk waaye léegi loolu bi mu amee ñun toog nañu ak autorité yi ñu waxtaan ak ñoom ñu wax leen daal ñoom nañ ñu jàppale ba kooku noonu mu mën a dem France mu mën a faju ndax moom rôle am moo nekk mu wér di faj nit ñi waaye rôle am nekkul mu faju di ñàkk lu nga xamante ni moom la war a fajoo léegi ñun comme loolu boobu ba léegi dañoo seetlu ne autorité bi ci gàttal daal deful li nga xamante ni moom moo war pour waa ji mën a dem faju ci duñ nangu benn yoon ñuy reprendre enseignement yi fac médecine tant que autorité bi deful la nécessaire ci loolu pour waa ji mën a dem France mu faju maanaam année universitaire 2021 lañ ne daaxooru ñu mu commencé fac médecine tant que autorité bi évacué wu ko et au delà de loolu sax ñun dàquñ ñu utiliser yeneen méthode yoo xamante ni suñ ko defee yaakaar naa ni dinañ yegg foo xamante ni naam du doon lu ñu gënoon mais dinañ jàpp ne lu nécessaire lay doon pour ñu mën a am génn ko ci revendication bi étudiants yi feebar bëri nañ te au delà de l' étudiant sax bépp sénégalais boo xamante ni da nga feebar képp ku mu mën a doon nit ñi dañ laa war a dimbale taxawu la ba nga mën a faju mu nekkoon Mohamed Kébé président bu amical étudiant yu faculté de médecine bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru waxtaan wi ak diisoo yi dinañ ko wéyal ci kanam tuuti ci pencoog RFM ngir buntu feeñ moom étudiant boobee mu wax di ki am jàngoro ji dinañ jokkoo ak moom ak docteur bi koy faj di docteur traitant bi docteur Danfakho ci penco lay doon ginnaaw xibaari wolof yi boori 8h40 rajo Futur Média jamono yi 8h juróom-ñetti minutes moo ca tegu. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. diwaanu Kolda ñu dëkkee ci commune Dinguiraye ñoo gis ne daal jot na ñu taxawu leen ci wàllu ay jumtukaay ndax ab diira ngi lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom ci dëkk-dëkkaan di village yu fa du courant du yoon yu baax du it ay jumtukaay ngir poste de santé di bërëbu fajukaay ba Abdoulaye Diallo. askan yu juróom-ñaar fukk ak juróomi dëkku kaw yu goxu Dinguiraye biir département bu Médina Yoro Foulah ñooy ñaxtu ngir ñu am dund wi gën. poste de santé bi nga xam ne bi tey moo nekk fii ci Dinguiraye muy commune bi li ñuy wax échographie amu fa en plus de cela amuñu ambulance commune bi nu mu toll yëpp 45 villages benn CM moo fi nekk CM boobu tey boo fa demee presque benn bâtiment bu ñu tabax moo fa nekk amul leneen amul clôture ay abri provisoire ñoo fa ëpp commune bi ñu nekk ni amul benn yoon. ñu féetee ca frontière diggante Sénégal ak Gambie yile askan ñooy faral di dem saa su ne ca réewum Gambie ngir saytu seen wàllu wér-gu-yaram ak fajaale seen yeneen soxla. Dinguiraye en fait dañu nekk gox boo xam ne ni ñu jegee Gambie surtout Bansan dañuy sant yàlla ci en tout cas bim ñi frontalier ak Gambie fekkoon du ligne frontière ak Gambie konoon dina gën a métti lool ci ñun parce que lépp loo xam soxla nañ ko ci wàllu gàmmu ziar wala ay ngénte mariage dañuy dem Bansan maanaam ci Gambie bi luy fa ay siège luy fa ay base ay sonorisation même groupe sax groupe électrogène foofu lañ koy war a mën a amee parce que fii comme courant amul vraiment fekkoon du Gambie bi mën nañ ne kon population bu Dinguiraye seen dund dina gën a métti trop. ndaw gox ba ñàkk xëy lool bëgg nañ fa ab centre de formation ngir tàggat ndaw yooyu ndax ñu mën a am xëy RFM Kolda Abdoulaye Diallo. jërëjëf Abdoulaye ñu dem ba Djilor ca Fatick foofee kuréel ak village ya fare ca sow jant commune ba ñoom ñoo ñaawlu ñu ne wuute gi am diggante la ca gox ba ne ay potentialité di ngëneel ak i ressources ak ñàkk gi ci askan wi loolee ñoom seen xel nangu lu ni mel dañoo gis ne politique bu bon ci wàllu yokkute rek ay li ko waral ca bunu sañoon ak jubbanti El Hadj Ousmane Ndong la ñu ci àndal mooy coordonnateur collectif yooyu village fare Ouest Djilor ñu teewlu ko Ibrahima Diamé. gox bi ñu jógee
muy zone ouest de Djilor daanaka potentiel u commune bi fa la nekk ndax gox bi am na 20,000 nit ak juróom yoo xam ne mën nañ ko répartir ci 2,000 ménage ak juróom-ñetti fukk ak ñett te malgré potentiel boobu noonu nag zone bi mënul décoller parce que développement dafa am yenn yoo xam ne da ko laaj lu jëm ci courant lu jëm ci ndox surtout ñaari aspect yooyu ñu koy joytu nag ci kanamu taskatu xibaar yi ak kanamu autorité yi di ko wax monsieur le président de la république son excellence monsieur Macky Sall pour mu gastuñu yokku ci nag mu am ay terres cultivables ci ay jàmbaar ndax ay askanu béykat lañ ak askanu nappkat ndax géej gi aussi mu ngi dalee pecc ba felaan ci distance su 20 kilomètres boo ko xaymaa mais malgré loolu zone bi mën naa wax ne dafa bokk ci zone yi ñu gën a fàtte ci Sénégal te dëkk yu toll noonu tey au 21e siècle en 2020 mu toog amul courant amul ndox daanaka gàcce la ci région boo xam ne président Macky Sall fii la dëkk. ñu wutali fi nga xamante ni mooy ndimb dëkk la ne ca commune bu Kër Momar Sarr foofee projet bu ñu naan PDIDAS projet développement inclusif durable ci wàllu agrobusiness Sénégal moo fa daal di taggatémbe askan bi ñaawlu bloqué gi joxoñ nañ te maire ba ak sous-préfet dañuy tiit ñoom askan woowee fare ndimb waa banque mondiale rocciwaat kopparin te def Abraham Paul Pouy. depuis atub 2017 PDIDAS ñu taxawal ko ci village ndimb am ay jafe-jafe depuis bu ñu taxawalee bureau GIE bi nag te ab jigéen jiite ko am beneen pàcc ci askan wi jóg ne ñoom jigéen du leen jiite. war a commencé liggéey ñoom ñu jóg ni ñoom jigéen du leen jiite gouverneur yeeg préfet yeeg directeur yi yëpp léegi Sénégal nekk fi di nekk ay jigéen loolu moom mënuñu ko dégg. ñi nga xam ne nag dañuy ñaawlu nu projet bi taxawee ñoom ku ñuy joxoñ baaraamu tuuma moo di meeru Kër Momar Sarr nag wàllu politique rek moo ci laxasu Aliou Diop moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu communication ak information jëm ci projet PDIDAS ci ndimb. bi ne jigéen di leen jiite ndeke yoo maire moo jaar sa gannaaw wax leen ni leen bu ngeen jógee ngeen bañ maire Kër Momar Sarr Jumaru Ka moo leen sant leen bañ leen parce que PDIDAS coow lay bañ te bu coow amee rek daañu opposé lii daañu ko tas sous-préfet ànd ak gendarmerie ak maire ak BMS ak quelques agents ci PDIDAS ñëw daal falaat beneen bureau bi ñu falaatee beneen bureau mu xaw nu jaaxal noo moom suñu suuf defar suñu GIE tànn suñu biir ñu nu wóolu ñu jékki-jékki sous-préfet am sañ-sañ ni foli ndax ñooñu lii lañu jàpp ne ban xam-xam la. askan wi ñaari mbir lañu bëgg mooy ñu delloo leen seen suuf yi nga xam ne joxe nañ ko wala projet bi daal di door. te yaakaar naa tamit du ñu am ay jeunes yoo xamante ni capable nu téye lu nekk ñu koy un bon jour rek indi nu fi ñi nga xamante ni xamuñu fu ñu jógee suuf si nag suñuy baab ñoo ñu ko liggéeyal ak suñuy maam boobu ba léegi ñu si sutur bi ñu falaat ñun yëguñu ko te ànd ñu si li ñu bëgg mooy nañ ñu dimbali ñu liggéey. sous-préfet bi moom lu mu xamle mooy bureau bu mu installé dañ ko jox ay ndogal maire bi nag jéem nañ koo woo ba sonn waaye jotuñu ko mu nekkoon Abraham Paul Pouy ndimb RFM. jërëjëf Abraham ñu del si ba diwaanu Thiès jàll dem fële di Ngoundiane ca Thiès waa Ngoundiane ay jafe-jafe ñeel mairie ba mooy ci wàllu recouvrement ñu jotee ci koppar yi di ay patente ci yenn ci carrière yu sanc foofe carrière yu yëngu ci wàllu basalte ak calcaire jafe-jafe yi ci seen gis-gis ñoom conseil municipaux yi fa leen warlu ko lu mooy ay yeesal yi nu indi ci wàllu local gi ci jamonoy wot ak budget ba la nu ko ñaawloo budget 2021 Cheikh Anta Diop. Ngoundiane conseil municipal bi ñu ko doon amal doon nag wote budget bu jëm ci wàllu at mu yees mi di atam 2021 daanaka ren ji li nga xamante ne natt nañu ko bokk na ci lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak njàng mi. budget bi nag li ci gën a fës mooy mbirum wér-gu-yaram li ci topp mooy mbirum njàng mi li dem ci wàllu infrastructure mais jumtukaay yeeg tabax yeeg defar yoon yeeg yooyu noonu. waaye ñu gis ni fii ci Ngoundiane carrière yi nga xamante ni dañuy génn li ñuy wax basalte ak ay mine bari na fi lool kii di Mbaye Sarr mi nga xamante ne moom mooy premier adjoint au maire bu Ngoundiane nee na nag dañoo am ay jafe-jafe ci nag naka la patente yooyu di duggee ci keesu mairie gi. xam ngeen ne Ngoundiane dafa am particularité bu am ay carrière yooyu nag dafa am lu ñu doon dugal loo xam ne patente lañ ko doon tuddee bu njëkk patente boobu dafa doon ñëw directement ci suñu compte patente boobu nag ñi ko doon am ci communes yi ci Sénégal yëpp ñi ngi toll woon ci ay ñeent fukk ak yu tegal waaye état bi dafa ne li nekk ci suuf si Sénégal yëpp ko moom léegi Ngoundiane li muy am di ko jërëñoo dend ak Xombol wala dend ak Ndiayène Sirakh te war leen a mën a yóbbaale loolu dootuñ ko seetaan état bi neen léegi patente boobu ñu joon jël di ko jox communes yooyu directement dañ koy jël dajale ko ñun état bu ñu ko dajalee ñu séddale ko communes yëpp donte nag séddale bi communes yi nga xam ne ñoo abrité carrières yi ñoo ciy ëppale forcément wàññeeku day am ci liñ doon am wàññeeku boobu nag moo impacté ci suñu budget. commune Ngoundiane nag maire dëkk bi di Mbaye Dione nag moom jënd juróomi ambulance yu bees tàq ak benn corbillard ngir jagleel ko dëkkaan yi nga xamante ni mi ngi ci commune Ngoundiane RFM Thiès Cheikh Anta Diop.
RFM Sport. Sport geeg Cheikh Tidiane sëñ Cheikh ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay fay El Hadj Assane. bisimilah. wàllu football la ñu koy daal di door rek lii di championnat bi danañ ko daal di door ni ki weekend bi nii di daal di ñëw waaye la ko jiitu ligue sénégalaise bu football professionnel am na yenn ci ay dogal yi nga xamante ne jël na ko ngir mën a xeex li nga xamante ne daal moo di mbas mi ba pare wéyal seen tàggat yaram ci anam yi nga xamante ne noonu lañ ko daal di bëggee ñoom nag nee nañu match yi nañ ko amal ci ab huis clos maanaam kenn du ko teewee am itam yeneen i dogal yi nga xamante ne daal jël nañ ko ñoom nag ñu doon amal démb benn waxtaan seen biir ci arène nationale ñu ànd seeg fexe ba championnat football bi daal di tàmbale waat ci jamonoy mbas mi ñi yore nag ligue pro bi daal di ni mën naa ne te jëlees na ci nag ay matuwaay lu ci demee ni ki stade yi public bi nag dañ leen di aaya ñu daal di siy dugg mu am nag protocole sanitaire ak organisationnel boo xamante ne nii ci la ñëpp nag war a daal di tënku Pape Momar Lo moom nag ci commission prévention Covid bu ligue pro la daal di bokk. képp kuy dugg ci stade bi balaa dara di xew di nga raxasoo di nga xool sa température di nga def gel et cetera toogay sa gradé bi aussi nit ñi dañuy toog respecter distance 1 mètre minimum ba pare takk masque dafa obligatoire banc de touche yi ñi fay autorisé ñoo fay toog jour yi te loolu aussi obligation la ku ci nekk takk sa masque ba pare respecter distance 1 mètre 6 ramasseurs kese ñoom ñooy nekk ci biir main courante bi minimum dina am fukki bal te bal bu nekk balaa ñuy tàmbale match bi dinañ ko désinfecté su ñëwee mi-temps bi aussi ñu jëlaat même le dispositif bi raxasaat bal yi. waa ligue pro ni daanu fexe nag ba kenn duni football bi moo tax nag mbas mi di wéy di law ndax juróom-ñeent fukk rek ci ay nit lanu may nag ngir ñu daal di dugg ci stade yi ñu bëgg nag acteurs yëpp daal di sàmmonte ak digle yu nu mel. li gën a solo mooy la responsabilité individuelle et collective ba nga xamante ni protocole bi ñu teg ku ci nekk respecté ko ñu football ci jàmm ñibbi ci jàmm. ci dispositif yi ñu daal di jël lépp lu ci doon ay faay ñu ne nag daanu ko bind club yi nga xamante ni ñoo tax nag ba mbir mu sookee daañu teg ay daan seen kaw. li nga xam ne moom mooy protocole sanitaire bi fédération initié ku ko respecté wul am na ay daan yu dal sa kaw ay daan parce que loolu aussi il faut ñu encadrer ko mënuñu ne wax nit ñi ne am na protocole léegi acca ne dem leen ku ci nekk waaye nu ko neex la koy doxalee nu ko neex la koy defee te loolu aussi du responsabilité. lu jëm nag ci jumtuwaay yi ñuy soxla ak koppar yi koy jënd ngir protocole sanitaire bi ñu matale ko nag ci stade yi loolee ci club yi nag lay aju ngir ñu daal di siy dox Ndongaka Pikine rajo Futur Média. Ndongaka njiitu ligue sénégalaise bu football professionnel di Sayer Seck ni tey jii si suba gi dana amal lii di conférence de presse ce siège bu ligue professionnelle nekk fii nii ci Ouest Foire ñu dal di waxtaanee wàllu football ba tey ak jongante xaritoo bi nga xamante ni Sénégal seq nag ak Algérie ci lu jëm ci équipe nationale cadette yi Sénégal nag ni ki démb si seen ñaareelu jongante bi ñu doon amal seen diggante ak waa Algérie googule ca Alger dañ see dal di am ndam 3 bal ci benn ni ki dimanche gi weesu woon amoon nañu geneen jongante xaritoo bu njëkk seen digg Sénégal amoon ci ndam itam 1 bal ci dara ñaari sélection yi nag di waajal tournoi qualificatif lii di prochaine Coupe d'Afrique des Nations ñu jagleel ko moins de 17 ans yi Mbaye Lay di doomu Sénégal nekk ci Belgique moom nag dina xaatim ak contrat diggantam ak Standard de Liège bi équipe bu première division foofule ca Belgique moom nag dana fa daal di wutu Philippe Montagnier mi nga xamante ni dañ ko daal di tekkil li nga xamante ni moo di nombal tànkam moom nag Mbaye Lay moom jot naa football ci équipe boobule sax di Standard bu Liège ci atum 2010 ak atum 2012 laata loolu sax moom nekkoon na ab consultant ci benn chaîne de télé foofule moom nag bokk na ci ñi nga xamante ni daal équipe bi yaakaar na leen ngir ñu daal di joyante biir yi ndax jamono gi ci seen championnat bu Belgique équipe boobu la di Standard de Liège mu ngi féete ci fukkeel ak benneelu place bi ñu daal di waxtaanee championnat bu Angleterre démb nag Arsenal dal na tegle ñaareelu ndamam loolu nag doon lu gëj a am ci équipe boobule ñoom nag seen digg ak ñi di waa Brighton dañ cay daal di am ndam 1 bal ci dara seen bit ki ko dugal moo di Alexandre Lacazette bi nga xam te ni ba mu duggee sa saasa la daal di kon boo ko dugal but waaye teewul ba tey Arsenal ñi ngi féete ci fukkeel ak ñetteelu place bi juróom-benn poñ dox seen digg ak Manchester City Tottenham Chelsea nga xamante ni ñoom itam am nañ ay match yi ñu war a football Leeds bu Bielsa moom démb dal na am ndam lu yaa ci diggante ak West Bromwich Albion juróomi bal ci dara Manchester United daal di mujj am ndam ci njeexitalu jongante gi seen digg ak ñii di waa Wolverhampton 1 bal ci dara seen but nag ki ko dugal moo di Rashford fukkeel ak juróom-benneelu bëccëg bi ci championnat bu Angleterre nañ ko daal di yeggale ni ko tey jii Liverpool bu Sadio Mané féete ci place bu njëkk bi 20h dana tase ak ñii di waa Newcastle ci Espagne FC Barcelone moom démb mën nañoo jàpp ne dafa lajj ci dëkkam digganteem ak Eibar bu Pape Diop jot a football ba match bi di laate jeex ñu daal di ko génne ñoom nag dañoo daal di match nul seen digg ak équipe boobule kii di Ousmane Dembélé gannaaw bu mu toogee ab diir football ndax gaañu bu ko tëraloon démb ba mu duggee moom itam moom moo jot a égaliser la pour équipe bi di FC Barcelone jamono gi
féetee ci li nga xamante ni daal moo di ñaareelu place ci championnat bi foofu la wala bokk féetee kon bokk ci ñetteelu place bi jàppale ni nag ci lu des ci wàllu jongante ni ki tey jii ci bu 18h15 jotee ka féetee ci place bi njëkk bi moo di Atlético Madrid dana tas ak ñi di waa Getafe Real Madrid moom moo féetee ci ñaari place bi tolloo ki poñ ak Atlético Madrid goal average daal dox seen diggante ñoom itam tey jii ci bu 20h30 jotee seen digg ak ñi di waa Elche lay daal di doon kon bokk Alaaji Asan lii moo fi gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Tidiane. RFM rajo askan wi. ñu ànd ak Hadj Ndate Diop ci chronique culture bi. dal leen ak jàmm. tey jii assemblée nationale ñu fay amal ci woto plénière loi bi jëm ci wàllu statut de l'artiste et des professionnels de la culture loi boobu sax moom mooy may ñi di artistes yi ak professionnels yi nga xam ne ñoom ñoo yëngutu ci wàllu aada ak cosaan ñu mën a gis seen bopp ci bénéfice ak avantage yi nga xam ni code du travail mi ngi leen koy jagleel jëm ci seen wàllu yëngu-yëngu waaye tamit ngir aar leen ci wàllu risque wala sax ci seen wér-gi-yaram mbir mi di amee kon tey ca pencum ndaw réew mi. may acteurs culturels yi ñu dooraat seenub liggéey ak fexe ba xool plan bi nga xam ni ci la ñuy mën a suqali boobu secteur présidence de la république dina ci dugal loxoom mu di ab assurance boo xam ne ni Mahmoud Saleh ministre directeur de cabinet bu njiitu réew mi moom moo ko xamle moom mu doon dalal démb ab délégation bu CAM di coalition des acteurs de la musique ak seeni alliés ci lu jëm nag ci artistes yi dooraat seenub liggéey ci lu méngoo ak lii di protocole sanitaire bi nga xam ni moom lañ leen di jébbal. gouverneur sàkku na ci artistes yi ñu jébbal ab liste bërëb yooyu nga xam ni ci la ñuy amal seen yëngu-yëngu te yi nga xam ni mën na respecter boobu protocole ñu jébbal ko kii di préfet ba Ndakaaru tey jii ci àllarba ji ngir ñu xool ci yan anam lañ leen mën a maye ñu door boobu liggéey. jëwriñ ji njënk lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan ak communication daal dinay inauguré ni ki démb musée bu RTS Kalidou Kassé di ki nga xam ni sax bokk na ci boobu projet ni musée bi nekk na loo xam ne nii moom mooy wane taarixu audiovisuel nekk xolu rajo télévision sénégalaise gannaaw bañ ko sampee ba léegi Kalidou Kassé dañ koy dégloog Ramata Anne. projet bi mi ngi juddoo ci Racine Talla bi nga xam ne moom mooy directeur général RTS moo gis ne ñi ngi célébrer 40 ans de parcours artistique Kalidou Kassé mu daal ne lii de occasion bi dama koy jël pour mun a créer musée RTS ci la woote maanaam yónnee ma ndaw ñu waxtaan ci bu ma ko waxtaanee muy docteur Nafissatou mu leer lool sama bopp sax ma rafetlu ko ndax dama ne lii de su doon am partout dinañ mën a raconter sunu histoire ci laa xalaat bi ma ko waxee ba pare mu leer ma ne xaaral ma tag premier acte yi nga xam ne mooy créer musée bi ma jër docteur El Hadj Malick Ndiaye ñu ànd ci liggéey bi comme muséologue la ñu dem à la recherche des objets des éléments yi nga xam ne moo constitué mooy patrimoine RTS mooy ñi fi nekkoon démb nekk fi tey ak ñi nga xam ne dañ fay jógee ak ñi fi des waaye ñi fi nekkoon démb retraité ak ñi nga xam ne dañoo dem ñu dajale éléments yooyu yëpp muy éléments yoo xam ne dañ ko doon liggéeyee mu amoon benn relation émotionnelle ak matériel boobu ñu yoroon muy caméra di rajo di vidéo di nagra di maanaam micro ndax ñun bi ñu fi ñëwee sax jàng nañ fi vocabulaire boo xam ne ñun xamuñu ko woon tey nagra bi moo koy dégg comprendre naa lan mooy nagra jàngaat nañ ci ñu ne kooku dañ koy articuler ak art plastique moo indi tey ñu def exposition. jageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem dig daje ëllëg. Universel Pousse. Electronic Corp ak seen gam bii di Beko. ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ku am looy laam-laamee ci coronavirus bi na sam xel dem ci ñi ci faatu wala ñi nekk ci dëj ndax seen i mbokk faatu ci coronavirus bi kaddu yu président national yooyee moo nekk ci xët mu njëkk Soleil national journal bi nañu moom jiitu réew mi démb la ko wax ba muy daloo loko yu yeese ca service maladie infectieuse ci hôpital Fann ñii soofantal lii di wopp ji ak it ñiy dal naagal ci mesure barrières yi ñooñee la doon waxal ba xamal leen ne képp ku ci def na nga xam ne yaa ngi def loo xamante ne ji mën nga caa sànk baa nga sànk ca say mbokk lëkkut jenañu wax ja neexul bi président de la république doon wax ci coronavirus bi gën di yokku ci réew mi raayul ay kàddoom nee na képp koo xam ne xool nga ci ñi ñàkk seen bakkan ci corona bi xool ñi ci ñàkk seen i mbokk ci corona bi xool ñi tëdd te mënuñoo jug ndax coronavirus bi war a xam ne corona lu am ci li xam ne corona lu am la ci réew mi président Macky Sall ne du fajkat yi rek maanaam corps médical bi ñoo mën a xeex mbas mi il faut que askan wi ku ci nekk ci ñoom da nga ciy dugal sa loxo ñu àndandoo xeex ko anki dina kay nañu président nee na nañu xool ci ñi ñàkk seen bakkan bu ñu bëggee xam ndax coronavirus bi lu am la am déet source soo mel ne ku naan ñu non seulement lu am la waaye ni mu mel ci réew mi fan
yi dafa jéggi dayo juróomi nit yu faatu ci corona moom la ñu dégg démb ci réew mi juróom-ñaar fukki cas ak juróom-ñett yu yees ak it fanweeri cas garaaw ak juróom-ñaar la si ne kay bind na ñi nga xam ne dara fere geñantewu leen ñooñee le président Macky Sall doon waxal démb tey l'observateur xëy nañu xamal ne guddi yi ñu tollu réew mi ak ay njiitam ci xiini mi na guréy la ñu nekke mbas mi ngi fi bés bu yàlla sàkk kaa yi di gën di yokku ñiy faatu di gën di bari xamuñu ba fi mu nekk nii ndax dañuy dellu ci mesures yu tar yi ñu fi tegoon ngir sowe bakkan yi wala ndax dañuy wéy woyofal gi ñu nekkee ngir sowe koom-koomu réew mi école réew mi ak li ñu ne dañu faa bëgg a dugal njàngaleem sëy ak baane la Sénégal nee nañu jëwriñ gi ñu dénk éducation nationale di Mamadou Talla tëj na débat ba xam le ne jàngale ci l'école yi mbiri góor ak jigéen ak mbirum góor jigéen bokkul ci lu ñuy nësër du tey du ëllëg Vox Populi nañu moom dolli na ci neen lu aju ci suñu réew di Sénégal dafa am nu mu tëddee dañu am suñuy réalité tënku ci diine te it ci loolee ca la ñuy dox Sud Quotidien nañu xalaatub dugal lii di njàngaleem saay-saay ci l'école yi ngir gone yi mën di ko jàng loolee bu dee amit du yomb ndax syndicat gi jaboote jàngalekat yi ci réew mi bañ nañu ko ba tëdd ca naaj wa takk nañu ba dëgër taxaw ne loolee du fa amee mukk ministre éducation nationale mel ni kuy dalal xel yi ci xët mu njëkk Sud Quotidien ma nga fay wax ne loolee xalaatuñu ko nasuñu ko nësaruñu ko nañu ko gas suul pétrole ndax dana ko teree xeeñ en tout cas libération mi ngi ñuy xibaar ne coowal Petro-Tim doyen des six suul na dossier ba démb ci la jël li ñu naan ci wàllu yoon ordonnance de non-lieu enquête bi ñu ci doon def ñeen ca jot a déglu la ñu waxoon ci audition ba lépp journal libération xëy nañu ko wax ginnaaw pétrole beeg rakki Macky Sall ji ñu wax ci mbeddi Ndar yi ak gorob Macky Sall bi di Mansour Faye La Tribune nee nañu maire bu Ndar di Mansour Faye yéene ji mu amoon ngir jël avenue Charles de Gaulle ba ca Ndar soppi aw turam tuddee ko avenue président Macky Sall moom Macky Sall mi ñu ko bëgg a tuddee li mu ci wax démb ci fi nga xamante ne ji moo di service maladie infectieuse ku dégg waxam ja démb xam ne àndul ci xàll wa ñu ko bëgg a tuddee ca Ndar am na leneen it loolu yéene kay bii di Walf Quotidien nee nañu waxuñu ko ca dem ga président Macky Sall demoon démb ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nee nañu bi mu nee jalan ci université ba étudiants yu ca bari ci seeni kaw chambre la ñu taxawoon doon ko yuuxu mbir mu doy waar l'observateur nee nañu moom lañu doon àtte démb ci tribunal flagrant délit bu Ndakaaru ñeenti élèves yuy def classe terminale ñoo yore ay vidéo yoo xamante ne ji Kocc moo ko siiwaloon vidéo yooyu seen nas ndaw soo xam ne comptable la moo ko moom ca vidéo yooyu da caa sàgganu def ci jëf ju ñaaw gune yi jël vidéo yooyu wan ko ndaw si mu di comptable bi ba noppi jaare ca di ko rompatub xaalis ndaw si bi mu demee ba sonn ca santaas ya yéenekaay bi nee nañu ca la yóbbu yëf ya ca yoon. Universel Pousse. Electronic Corp ak seen gamme bii di Beko. ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal anniversaire u jàmm Mouhamed tey jii lay màggal anniversaire gi yàlla na la ko yàlla defal mu doon at yu bari bu ñëw dàq ba des yàlla sàmm Mouhamed sàmm njaboot gi gone gu yaru la macha allah déggal ma lool wuute kii ma janool du wann baat mbokk yi ñu ngi leen di gërëm xibaar yi la woon ak RFM ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ñëpp transporteurs yi ak seen dajeeg Mansour Faye mi yore wàllu transport jur lu bari ñoom ñu yëngu ci wàllu transport routier gi dañuy ñaawlu ñu ne singili guñ leen singili ci wàllu yoon wi ay tracasseries ak yeneen moo waral ñu daal di grève jamono yi ca Tëngéej nag yëg nañ ko fu baax grève boobee muy chauffeur yi camion yi di seen i apprenti bu nu sañoon grève bi jeex na mu gën a gaawe liggéeykat yu poste it mer ba fut ndax xam ngeen ni talaata ji dañ doon am ak manifester ngir ñaaw lu ñu ne ab bor ak tolluwaayu seen kër googee fanweer ak juróomi milliards yu bu ko nguur gi joxe woon ñu ne xëy na ak suqali am ca kër ga ak it yeneen ciy cooxe alkaati yi dal bu baax seen kaw loolu rafet lu nu ko danoo gis ne du lu jaadu bu nu sañoon ndaje dox seen digg ak njiitu réew mi président Macky Sall leneen ci xibaar ñeel kaw gi gox yenn yëglu ngir ñàkkum jumtukaay waa Dingiraay ci la ña nga ca Kolda bërëb yooyu nga xamante ne juróom-ñaar ko juróom ci village seq boobu commune du courant du tali yu baax du poste courant du poste santé bu ami jumtukaay moo waral seeni jàmbat jërëjëf Abdoulaye ñu gërëm bu baax Yacine Pouy ci service digital gi di leen ñaanal jàmm mbokk yi ci kanam tuuti dinañ ànd ak yéen ci penco gi RFM tey jii waa kër docteur kenn ci ñoom di élève étudiant ci faculté médecine ay tolof dab ko moom étudiant bi li waral li nga xamante mooy waxtaan wi nag mooy jàngoro ju yéeme la joo xamante ni laaj nag taxawu ba ci rawale bitim réew waa fac médecine mbokk yi jegeñaale yi ñëpp a ngi cee jamono yi ci wàllu mobilisé gi docteur am it naka noonu docteur Danfaxaw dinañu ànd ak moom ci waxtaan wi ci kanam tuuti ngir mu gën ñoo càmbaral xamenu ak jàngoro ji di aplasie médullaire